asalaamaaleykum wa rahmatullah. Sëriñ bi maa ngi jiital nuyoo asalaamaaleykum wa rahmatullah. Sëriñ bi maa ngi jiital nuyoo yu tedd di ko teg ci sa loxo tey ñaan rek nga may ma gàttal ko ndax waxtu bi dafa xat te di ñaan itam nga jotal ma sama ziyaar ak sama nuyoo ci suñu sëriñ suñu xalifa Cheikh Seyid Abou Bakr Mouhamadul Mansour Haj Malik te xam naa lii sax junju la da fukki at ci ginnaaw dafa ma santoon bu muy ñëw Dijon ni ma naa jiitu ci salle bi waxtaan ak nit ñi balaa muy ñëw bi ma demee ci salle bi ci ndigalam ma commencé waxtaan bi mu agsee mook suñu waajur bu baax ba Haj Tafsir Sakho yàlla na ko yàlla dolli leer ma ne sëriñ bi de ñëw na ma jox ko kàddu bi mu ni ma amin continuel may continuer di waxtaan ci tawxiid ba yàgg ma joxaat ko kàddu gi mu ni ma amin continuel li ngay wax dafa am njariñ ndeke booba moom ma ngay junj ni fukki at ca kanam beneen jotaay dina am boo xamante ni itam ci seen mbaax ak seen yaatu di ngeen ma may ma jóge Genève ñëw ba fii te lii am ñu ma ko dàq fuuf ci anam bu ne waaye ngeen sant ma ko ndax laaye biir bu ngeen ma laaye biir ak xam bu ngeen xam cofeel bu ma am ak taq bu ma am ci benn doctrine benn kese bu ma nangu ci xam-xam yépp muy doctrine u Cheikh Seydi El Hadji Malick moom nag wootewul woon gàmmu pour ñu wax ci moom gàmmu kenn dong nga ko moom bu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye nag gàmmu ren bi dafa ñëw ci contexte boo xamante ni centenaire la centenaire bu ñu ko waxee dafa am lu mu laal ci renaissance ñu ngi fii ci Paris diggante Fontainebleau ak Versailles muy ñaari gox yoo xamante ni àdduna bi ràññee nañu leen ci li tubaab yi tuddee renaissance européenne damu tàmbale woon ca Italie doxantu jaar ci ñoom Thomas d'Aquin Léonard de Vinci ak si fii ba ci Rabelais ak Montesquieu ci benn màndarga mooy doctrine bu ñuy jàngale bu ne ci àdduna fekk doxantuwul ci ñetti siècle kenn mënu koo askanale renaissance fekk doxantuwul ci ñetti siècle te ñetti siècle yi puso bu ñuy paasante la day jóge ci Léonard de Vinci 14e siècle ñëw ci Thomas d'Aquin 15e siècle jàll ci Rabelais 16e siècle mu continuer bu dee Cheikh Seydi El Hadji Malick ñetti siècle jàllalul kenn puso déglul ñetti siècle moom kese Cheikh Seydi El Hadji Malick mi ngi ñëw ci deuxième moitié 19e siècle ci la tabaarakallahu nekke adulte samp famille commencé samp daara samp ay zawiyam ci deuxième moitié 19e siècle bi 20e siècle tàbbee ci la jógee njaarnde songu jagsaaw ak zone urbaine yi ñu ne woon benn sëriñ mënu faa samp daara mu ñëw au cœur du Kayor ci zone urbaine ci environnement bu hostile donc jóge na 19e siècle dugg na 20e siècle mu teg doctrine am indi gàmmu doxal ko 20 ans moom chiffre am yépp alquran la loolu la ko yàlla baaxee in yakun minkum 20 saabiruna yaglibu mi'atayni te mooy 20 yi mu taxawal gàmmu Tiwaawan mi ngi dem ci premier quart 20e siècle kon waxagum naa la ñaari siècle 19e ak 20e nekkuñu ci 21e siècle tey nekkuñu ci centenaire u Cheikh Seydi El Hadji Malick waaw lu tax looloy renaissance parce que moom dafa romb dëkk boo xamante ni dafa am lu mu fa defoon miin ko fa ci mbaax aw kalladi marra ala qarya wa hiya xawiyatun ala urushiha aaya bi tolloog ñaar téeméer ak juróom fukk ak juróom-ñeent ci suratul baqara Cheikh Seydi El Hadji Malick dafa am lu mu sampoon fii ci doctrine ak sunna ak njàngale waaye ñu dem comme ni ko ambassadeur waxe léegi ba valeur yooyu yëpp xaawiyatun ala urushiha léegi yëpp a nërmeelu crise wër nañu fu nekk adduna bi yëpp ku nekk da nga jaaxle ñu yaakaaroon ni ñooy kàngam ci politique
lajj nañu ñëpp teg nañ ci seen bët waxuñu ko pour gàkkal leen waxuñu ko pour wax ni dañu tële waaye contexte bu ñëw la ci crise boo xamante ni yàlla ci boppam nag léegi mooy jàngale ñu déglu ko alam tara xanaa seetluwu leen xanaa settantalu leen kayfa daraba allahu ni yàlla di tege mathalu kalimatan tayyiba góor gu fi jaaroon jàngale fi doctrine bu jekk lu ñu mën a tudde doctrine vertueuse mu tegu ci ay principe yu wóor mu jàngale ko téeméeri at fa amatahu llahu mi'ata amin summa baasa mu dem barzaq téeméeri at renaissance dekkal ko fii ci Paris diggante Fontainebleau ak Versailles bi nga xamante ni ñooy les piliers de la renaissance européenne waaw moom lan la delloo si mooy kalima tayiba bu yàlla ni déglu ko ka shajara tayiba misaal yi yàlla di joxe ci alquran daf ci bari yoo xam ni dafa dellu ci taarix nga war a dem ba ci histoire afalam yasiru fil ardi fa yanzuru nga xool Namruuz xool Firawna xool Haamaan xool yeneen civilisation yi mais dafa am misaal yoo xamante ni misaal contemporain la doo dellu ci ginnaaw da ngay xool sa jamono tey loolu lay wax alam tara kayfa daraba allahu mathalu kalimatan tayyiba ka shajaratin tayyiba mathalu kalima tayyiba du misaal booy dellu di ko wëri ci ginnaaw crise yi ñu wër tey li excellence wax léegi li ñu ko bëgg a saafara mooy kalima tayyiba bi sama turandoo waxoon sallallahu alayhi wa sallam ne mook sarax ñoo bokk yool ndax dafay fekkoon lu ñaaw mu rafetal ko fekkoon lu ñàkkoon yaakaar mu roof fa yaakaar fekkoon fa luy waaj a daanu mu jubbanti ko ko koy kalima tayyiba loolu la ñuy wër fi mu nekk nii bu dee ci wàllu koom-koom ñu ngi wër doctrine économique boo xamante ni dana saafara inflation bi ñu jàkkoonteel ci réew yi ñu tuddee OCDE te Paris nekk capitale bi bu dee géopolitique ñu ngi jànkoonte crise ba la ci Ukraine nga xamante ni pàcc laal na ba ci culture céréalière ak exportation ak commerce international bu dee ci taarix am nañu crise yoo xamante ni tey mi ngi delloo si ay xeet yu juboo woon démb commencé waat di xeex tey bu dee ci wàllu immigration yéen a ngi gis crise bi nga xamante ni tam ndeysaan suñu mbokk yi jógee ci barab yi néew doole wala ndóol bëri fa di fëx ci turu alam takun ardullahi waasia ñuy wuti feneen fu ñu jekke ak ni ñu leen di rejeté kon crise yi dafa bëri loolu moo tax yàlla ni kon dem leen wuti kalima tayiba te mooy doctrine bu vertueuse doctrine bu vertueuse nag bu ñu ko tuddee daanaka da mën na jege loo xamante ni lu théorique la waaye alquran dafay jàngale ni déedéet du lu théorique ka shajara tayiba mu ngi nii shajara tayiba mooy lan maa ngi ñaan sama mbokk yi ñu chargel ma slide yi dana ma dimbali lool boo mënoon dellu ci slide bi jiitu s'il te plaît premier slide bi waaw kay waaw yàllaay jàngale alam tara kayfa dara kii ñaari aaya la ci suratu ibrahim su ma juumul ñaar fukk ak juróom ñeent ak ñaar fukk ak juróom la waaw seetlul yàlla ni muy jàngalee misaalu doctrine buy sax mu ne comme garab gu ñëpp soxla waaw garab gu ñëpp soxla nu muy mel moom la melal ci suuf ñett a koy màndargaal asluha saabit reen ya day sax ci suuf mbokk yi yéen ay parisien ngeen bu ngeen demee la défense da ngeen ñu xool tour yi mu wër leen fu nekk su ngeen demee Manhattan fa la gënee impressionnant nga gis ay bâtiment yoo xamante ni 100 et quelques étages la mu wër la sur des hectares li ngay gis teg ci sa bët faruha fi sama la mais li nga gisul te mu samp ko asluha saabit la yàlla nee na kon bu leen jaawale balaa ngeen ñu xool bànqaas yi bàyyi leen xel la samp bànqaas yooyu lan la foofu la Cheikh Seydil Hadji Malick commencé te mooy sacrifice bi mu nangoo def teg ko ci sunna yonent bi mun nga indi deuxième slide bi du la neexee ci sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam muy shajara tayiba boo xamante ni ci sunna yonent bi la ko tabax looloo tax asluha saabit kenn mënu ko déjjati te yàllaa ngi joxe contre exemple boo demee ci aaya bi ci topp wa mathalu kalimatin xabisa ka shajara xabisa ujtussat min fawqi al ardi saxu fa sax maa laha min qaraar moom nag bosam asluha saabit la na mu ko sampe ci sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nga xamante ni kenn mënu koo déjjati looloo tax mu mën a indi faruha fi sama tour yi ngeen di gis la défense wala ngeen koy gis Manhattan
li ngeen ni teg seen bët faruha fi sama la gisu leen asluha saabit ba waaye bu ngeen fa romboon bañ koy tabax ca njaalbeen bu la neexee nga ni kii ndax day tabax jëm ci kaw wala ndax day tabax jëm ci suuf buñ la nee lu tax nga ne gas bee ma jaaxal fekk boobu dafa bëgg fondation ba xóot nda lu mu gën a xóot gën a dëgër looloo tax góor gi indi sunna yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mën ci nag saxal garab gu shajara tayiba waaw shajara tayiba nag mën nga indi beneen slide bi yàlla nee na shajara tayiba yii moo koy màndargaal gannaaw asluha sabit faruha fi sama waaw Cheikh Seydi El Hadji Malick de dafa sacrifié wu ci anam yu bëri ci wàllu famille ci wàllu communauté ci wàllu xeet de la race humaine mook suñu maam ju tedd ja Cheikh Ahmed Bamba Mbacké radiallahu taala anhu bi ñuy waajal màggalam sacrifié pour la race noire pour que tey bu ñu toogee fii ci salle bu jëkk ñëpp sañ se toog ñu yaakaar ni neexoon na fekk neexul woon asluha sabit baa tax daf caa yàgg daj ca lu nekk te lii la bëggoon tey mooy bu ñu toogee kenn bañ a xàmmee min jihati tiini aw fi diini loolu nag daf ko àndoon nag ay góor yu ko yàlla boolee loon te bokk na ca njabootam yu tedd yi nga xamante ni tarbiya na leen tarbiya boo xamante ni ànd nañoo ñi ñëwoon ci moom te nekkoon ay kàngam ci wàllu xam-xam maa ngi jégalu ci baat bi te xam naa ni kilifa yi bëgguñu baat boobu moom itam bëggu ko waaye ñu seen àll wa bëttoon lañu bi ñu ñëwee ci Cheikh Seydi El Hadji Malick xam-xam ak tarbiya bokkuñu daf leen a defal tarbiya boo demee Madinatul Munawwar su ma juumul ci maahadu Hamza ibnu Abdou Mutallib da nga fa fekk ay abyaat yoo xam ne dañ la naan xamuñu ku ko bind dëkk bi moo ko way tatalammazal majdu fi madrasati tiflan hatta taxruja minha aaliman rajula ca la bokk loolu la Cheikh Seydi El Hadji Malick defal ñi mu tarbiya mooy boo ñëwee ak say diplôme ñu ne docteur nga professeur émérite nga professeur agrégé nga mu ne bu fekkee ni ci tarbiya yonent bi la fii ku fi ñëw lenn rek benn cër rek nga mën a am mooy ndongo daara nga waaye boo yeewoo tuuti boo génnee nekk aliman rajula mooy boroom xam-xam bu am responsabilité boroom xam-xam bu amul responsabilité moom la ambassadeur wax doo defar doo am solution doo defar pénc boroom responsabilité bu amul xam-xam itam bu ñu la dénkee nar ngaa yàq loolu mooy tarbiya Cheikh Seydi El Hadji Malick mu indi ko nag ci faruha fi sama ànd kook mbokkam yu tedd yooyu ñun nag suñu génération chance bi ñu am mooy dañoo fekke li ñu tuddee le produit fini te mooy tuuti ukulaha kulla xiinin bi izni rabbiha xale bi toog ci taabal ji yaayal ñëw yekkal ko ceeb moom amu ci lu dul lekk xamul fu ñu jiwe ceeb ba xamul nu ñu ko baye xamul nu ñu ko bojje xamul ko sebet xamul ko tey xamul la ca yaay ja daj moom ci taabal ji rek la toog produit fini loolu lañu daj ci tarbiya Cheikh Seydi El Hadji Malick tuuti ukulaha kulla xiinin bi izni rabbiha te mooy saa yoo ñëwee ci tarbiya Cheikh Seydi El Hadji Malick boo soxlaa ker da nga ko fa fekk ci garab gi boo soxlaa xas mën nga xas dem boo soxlaa xob mën nga jël boo soxlaa jus mën nga jël boo soxlaa doom mën nga jël te du fruit saisonnier tuuti ukulaha kulla xiinin la wax mooy du cerise printemps nga ñëw été ma ne la maa ngi jéglu de cerise bi de dafa rak wala nga dem zone tropicale ñu ne la fii de du zone tempérée mënoo fee am pomme déedéet kooku kulla xiinin la tarbiya Cheikh Seydi El Hadji Malick jamono bu ne moom la excellence wax léegi meññant yaa ngi fi mi ngi ci njaboot yi mi ngi ci tarbiya bi mi ngi ci doctrine bi mu fi bàyyi waaw loolu nag la yàlla toxale ci benn masal indi ko ci misaal mu ne wa yadribu llahu l amsaala dafa commencé woon ci masala muy benn masala léegi daf ko soppi ci misaal te looloo tax góor gi sañ firi benn leer ci ay leer bul way de Abdul Aziz may ma rek nuurun ahaata bihil anwaaru waaw lu tax Cheikh Seydi El Hadji Malick jël benn rayon lumineux soppi ko ay lumière ndax yàlla commencé ci masalu dem ci amsaal yooyu nag dañu jukki ñaar yoo xamante ni jot bi du ko maye waaye ci ndigalu kilifa yi rek ñu jukki ci benn boo xamante ni ça recoupe un peu ce qu'on appelle l'écriture scientifique soufie. L'écriture scientifique soufie parce que malheureusement nos enfants qui aujourd'hui sont en âge universitaire on a pompé dans leur tête qu'il y a une disconnexion entre la production littéraire scientifique et la production littéraire soufie. Donc on va confiner leurs ancêtres
dans une production purement soufie qui n'a rien à voir avec la science. Or, quand vous interrogez les écritures de Cheikh Seydi El Hadji Malick sur la lumière, qui est aujourd'hui l'un des thèmes les plus énigmatiques de la science physique. On a tous vu ces derniers temps le satellite James Webb, qui est le dernier de la génération, sur lequel on a travaillé pendant 20 ans, qui nous ramène de l'atmosphère des photos inédites. Ces photos et ces caméras ont été capables de détecter un rayonnement qui a été émis il y a 14 milliards d'années. J'ai bien dit 14 milliards d'années. 14 milliards d'années parce que la lumière a 4 perceptions en physique: la perception ondulatoire, la perception électromagnétique, la perception photonique et la perception énergétique. Dans la perception ondulatoire, c'est une vitesse qui se propage. Le rayonnement que nous recevons du soleil, c'est parce que le rayon lumineux du soleil se propage. Mais quand il se propage, le rayon, quand il se propage avec 2 variables, une distance et un temps. Donc si James Webb a été capable de détecter un rayonnement qui a été émis il y a 14 milliards d'années, c'est une équation à une inconnue. C'est-à-dire quand vous avez vitesse égale distance sur temps, si vous connaissez la vitesse et vous connaissez la distance, vous pouvez calculer le temps. C'est comme ça qu'on a fait pour aller chercher. Mais les amis, 14 milliards d'années, vous vous imaginez 14 milliards d'années? Mais 14 milliards d'années qu'on vient de trouver avec l'aide de James Webb, c'est aujourd'hui l'état de nos connaissances en physique ondulatoire. Mais ça n'est pas la vérité. La vérité, c'est que tous les scientifiques qui ont écrit sur la lumière ont écrit avec hésitation. Même Einstein, même Maxwell, même Planck, ils ont écrit avec des hésitations parce qu'ils ne touchent pas à la réalité. Cheikh Seydi El Hadji Malick est allé dans le Lawlam Yalouh. Il dit on se questionne sur l'origine de l'univers parce que c'est ça la question maître. La question qui secoue toutes les disciplines scientifiques aujourd'hui, c'est l'origine de l'univers. Mais le prophète a répondu à cette question: Awwalu ma khalaqa Allahu nouri ya Jabir. Et Cheikh Seydi El Hadji Malick est allé corréler à ce hadith du prophète pour dire: ne vous fatiguez pas. Law lam yaluh fi fada'il kawni. Quoi? Il dit tal'atuhu. Tal'a, c'est une perception de lumière très particulière qui est à la naissance du rayon lumineux. As-subhu bada min tal'atihi. Le matin commence avec le premier rayon du soleil. Mais les amis, le soleil, il ne se couche jamais. Il s'est couché aujourd'hui dans l'hémisphère nord, dans notre partie, parce qu'il est allé se lever au Japon et en Australie. Après, il va en Californie. Après, il visite la côte Est. Après, il vient vers nous. Il ne se repose jamais. Kullun fi falakin yasbahun. Mais son tal'a, c'est ça qui débute la journée. Le tal'a de la lumière du prophète, c'est ça qui a débuté la création. C'est ce que Cheikh Seydi El Hadji Malick dit. Law lam yaluh. Si on n'avait pas inséré, comme on influe un rayon lumineux dans un tube de fibre optique, fi fada'il kawni, dans les confins de l'univers, parce que dans l'absolu, il n'y a pas de limite. Il dit: si ce n'était pas le cas, tabqal bariyatu fi dhalma'i, toute la création allait rester dans le néant. Donc moi j'invite nos enfants, adultes aussi, qui actuellement sont à la croisée des littératures, de la recherche, et qui ont le droit d'aller vérifier ce que leurs pionniers ont écrit. Qu'on ne leur fasse pas croire, ou qu'on ne leur fait pas croire seulement que dans l'écriture scientifique de la lumière, on ne peut explorer qu'Einstein ou Maxwell ou Planck. Cheikh Seydi El Hadji Malick est un des meilleurs documentalistes de la lumière en matière physique, et il a la valeur ajoutée de la corréler avec la littérature soufie. Vous ne trouverez pas ça ailleurs. On n'aura pas le temps de voir les autres vers sur lesquels il a écrit sur lumière, mais rien que ça, mes amis, je vous invite à aller explorer ça. And the second one that I wanted to touch is another very concrete example of Cheikh Seydi El Hadji Malick doctrine on what we can call the economic model. We are all constrained by an economic model that is based on dependency. Why are we importing so much? If you go to Senegal, we import sugar, we import rice, we import butter, we import milk. Why are we importing all these things? If we import, we are undermining our own economy. That's what Cheikh Seydi El Hadji Malick is teaching in the economic model. And guess what? In the same way that he was able to go back
to the origin of light, in the same way he is going to the origin of the economic doctrine. Because if you listen again to these Western people, they will tell you John Maynard Keynes is the father of what we call the Keynesianism. But John Maynard Keynes is 18th century, isn't it? When was Yusuf time? 6,000 years before John Maynard Keynes. And if you go in the Quran, and Abdul Aziz mën na leen ko wax, Cheikh Seydi El Hadji Malick wax na ci xilaas ni Al-Quran mooy mizan bi. So if you go in the Quran, you will find the background of that doctrine, which is very simple equation. Your output, it's the sum of your consumption, your investment, and your net export. So what Yusuf was teaching to antique Egypt was, instead of going and importing goods, you stay in your terroir, you strengthen your terroir, you strengthen your production model, and you enrich your people. Sheikh Sayyid al-Hajj Malik did not accept in Jaksao that people go until Walo, 300 kilometers away, to import two items, milk and sugar. If you import milk and sugar, for what? To put with your lach. Well, it's a sweet in your voice or in your throat, but it's very bitter in the economy. And that's why we are still independent. The 5 pillars that Yusuf taught and that Sheikh Sayyid al-Hajj Malik downloaded in Jaksao is enshrined in the doctrine of the Quran. It's not something that is for Western people. When are we going to wake up? When are we going to wake up? وما حويت من الأشواق والسدم إلهي وجزيا أبدا عنا محمدا مختار في القدم إن القرآن هو الميزان تعرف منه ما حويت من الأشواق والسدم وصليا يا إلهي وجزيا عنا محمدنا مختار في القدم إن القرآن هو الميزان تعرف منه ما حويت من الأشواق والسلام وصليا يا إلهي وجزيا على محمدنا مختار في القدم يا من يريد جنان الخلد يسكنها فقدما طلب المفتاح تحترم وصليا يا إلهي وجزيا على محمدنا مختار في القدم يا من يريد جنان الخلد يسكنها فقدما طلب المفتاح تحترم وصليا يا إلهي وجزيا عنا محمدنا مختار في القدم أبو المرام موضوع أبو المرام سيد الحاج مالك أبو المرام أبو المرام خنا برام مم موضوع أبو المرام
déedéet Seydi Hadji Malick allahu taala anhu wa ardahu anna amul morom Maodo amul morom Seydi Hadji Malick xanaa borom yonent bi yaa fi doon donoom sa dund gépp sa nit bi koom sa nit dëppoog la wér ci yax Seydi Hadji Malick Maam Maodo falul bakkan muy ilimaan waaye def leen ni ñu màggal Maam Maodo waay déedéet bakkan dafa ko daan aaya ko faw la muy dagaan miinal ko moom di mus lu weex su bëggoon lu ne mu am te su bëggoon lu ne mu ñam waaye bëggul ngir la mu xam ni ruudu nit yax day fënax Maodo jàppate xool lex yi la rax su jot defoon jëbu yi melax mii noon ay dajaay sarax ajatu turu sarax yaa man yuridu jinaanal xuldi yasukunu hawa faqaddiman talabal miftaahi tuxtara wa salliyan ya ilahi wajziyan hadimana wa muhammadan مختار بالصحة وصليا يا إله وجزيا أبدا وعلى محمدنا مختار بالسيد الحاج مالك وصليا يا إله وجزيا أبدا تجلي عنا محمدنا المختار وتصب الأرض فلنبلغ وصليا يا إله وجزيا أبدا عنا محمدنا المختار محمد البشير وصليا يا إله وجزيا أبدا عنا محمدنا المختار بالقدم النبي بارك الله jërëjëf Abdoul Aziz xam naa ci kanam di nga gën a am occasion pour gën ñu bëggal ngeen may ma rek ma àggale ma kilifa yi santoon parce que temps bi mu ngi dem I was just concluding on the English one, which is very important on the economic model. Sheikh Sayyid al-Hajj Malik, which I was telling, that it's 5 pillars, and if you go back in Yusuf, in Surah Yusuf number 12 in the Quran, you will find it in 3 terms. تَزْرَعُونَ حَسَدْتُمْ زَرُوهُ, which is precisely your consumption, your investment, and your net export. If you import, if you see your equation, you will undermine your consumption and your investment. And that's why Sheikh Sayyid al-Hajj Malik in Jaksao, he was promoting a type of agriculture that was respecting the environment, where you correlate between consuming what you produce and producing what you consume. In nowadays agriculture, all types of corrupted agriculture that turned the bio into something that is artificial is now coming back to the bio. So they are coming back to the doctrine of Sheikh Sayyid al-Hajj Malik, who even added a value added of health benefits. Everybody is avoiding cholesterol these days. Everybody is avoiding red meat these days. So Sheikh Sayyid al-Hajj Malik was able to anticipate that. So now, consume what you produce what you consume, protect your income, protect your environment, and draw your own development curve. You are not going to let anybody coming from US or France or Germany and coming and wanting to get you understand that you are not smart enough to undertake your own development. li ñu koy tënk nag defe naa mooy loo xamante ni mooy ndono bi suñ ma mënee indil slide bu mujj bi
ndono bi nga xamante ni moom la Cheikh Seydil Hadji Malick bàyyi ci woote bu jekk bu mu woote woon ci li ñu wax sànq ni renaissance boo ko delloo ci doctrine occidentale luy traversé ñetti siècle yu ñu joxoon te puso la te bu dee Cheikh Seydil Hadji Malick traversé na ñetti siècle ñun duñ ko fekkee 22e siècle ñun duñu fi fekk mais dina fi fekk suñuy sët insha allah xëy na ak lenn ci suñu doom ñoom dinañ fekkee 4e siècle bu Cheikh Seydil Hadji Malick di traversé te loolu ila abadil abidin la ndax boo xoolee même salaatu ala nabi yi moom ni mu ko tëggee wasal bul way wasalliyan yaa ilahi wajdi ziyan abada la ko def moo tax amada duhuur la du jeex mais fi mu ko tënk ci la ñuy tëral ci la ñuy daaneele mooy benn woote boo xamante ni boo mu tëggee syntaxe bi ala yabanu hada zaman la wax xam nga loolu boo ko dégloo da nga naan waaw moom dafa dund 19e siècle kon waa 19e siècle la doon waxal déedéet ndax kon renaissance bi du taxaw nga ne dafa laal ci 20e siècle kon waa 20e siècle la doon waxal mais ñun ñu ngi ci 21e siècle yàlla nee na tilka ummatun qad xalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum mais Cheikh Seydil Hadji Malick fexe na ba verbe appel am mu dugal ko ci li ñu tuddee intemporalité te mooy saa yoo jàngee phrase bi rek mu nekk mu make sense ala ya banu haza zaman jërëjëf soxna si ala ya banu haza zaman bu jot rek ñooñu lay waxal 21e siècle ci lañ nekk ñooñu lay waxal waa déglu leen nag li Cheikh Seydil Hadji Malick bàyyi comme héritage dafa jàngale tawxiid mbokk yi tawxiid dafay wér bis bu ne ngeen dégg ko ci suñu sëriñ Pape Makhtar Kébé daf ne laa ilaha illa allah dafay raxas xol daf koy fóot daf ci génne kañaan génne ci bañ mbokk génne ci rëy tabbal ci mbokkoo boo xamante ni li alquran wax léegi ci daaneelu aaya bi daf ni kadhalika yadribu llahu l amthala linnaasi jëlee naa ci sama sëriñ bu baax bi Cheikh Mouhamadul Mansour Dabakh mu ne linnaasi li ci yàlla jublu mooy ñu yaatal àlluwa yi ba ku nekk ñu mën a jonjoog ñoom même bu ñu bokkul diine ndax baax bu ko yàlla di jàngale balaa diine di ñëw day commencé laysal birru an tuwallu wujuhakum qibala al mashriqi wal maghrib aaya bi tolloog téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñaar suratu baqara walakin al birra amana billahi wal yawmi al axir wal malaikati wal kitaabi wan nabiyin wa atal maala ala hubbi jikko bu rafet la dawil qurba wal yatama jikko bu rafet la wal masakin wa ibni sabil jikko bu rafet la wa saylin wa fi riqab jikko bu rafet la mu doog a ñëw ci wa aqama salat looloo tax Cheikh Seydil Hadji Malick ci doctrine bi mu fi bàyyi comme héritage mu tàmbalee ko ci tawxid asluha sabit sunna boo xamante ni kenn mënu koo dengat mu indi tasawuf boo xamante ni nag daf ko donne ci Cheikh Al Hadj Omar kooku yoroon ngànnaay boo xamante ni mën nga ni ngànnaayu détonation la Cheikh Seydil Hadji Malick indi ngànnaay boo xamante ni ngànnaayu déconstruction des tabous la ak am solo déconstruction des tabous loolu taxoon mu fonkoon waxam boobu mu doon wax ni bu leen sonn fii réew mi toujours aada moo fi not diina ba léegi gis nañ ko lu nekk ñu ngi koy daj moom lay excellence doon wax léegi nitu diine yi kilifa yi lu nekk ñu ngi koy wax waaye aada dafa mën ci mën boo xamante ni ci kaddu chercheur am parce que Cheikh Seydil Hadji Malick était un fin chercheur social ci la génne woon conclusion boobu moo ñu benn tarbiya boo xamante ni mi ngi ko tegoon ci ñett mulazamatu taallumi wa taalimi wa tarbiya Cheikh Seydil Hadji Malick nee na ñett yi benn du ci tàggaloog sa morom sàkku xam-xam jàngale yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ki gën ci nit ñi mooy ki boole ñaar yooyu xayrukum man taallama alqurana wa allama te quran mooy lépp moom la Abdou Aziz doon way léegi tarbiyaam mulazamatu taallumi wa taalimi wa tarbiya parce que tarbiya ak jàng bokkul mag ñi ma lay wax ni bi ñuy ñëw ci moom ku ci nekk sa àlluwa bëtoon na ku ne def la defal tarbiya boo xamante ni li suñu maam ju tedd ja daan wax maam Ibrahima Sakho yàlla na ko yàlla dolli leer Cheikh Seydil Hadji Malick laa gis mu jàngal ay mukallaf yoo xam ni ku ci ne mën nga nekk chef d'état mooy tarbiya bu Cheikh Seydil Hadji Malick bu mu bàyyi mu nag sax ci istiqaama boo xamante ni weddi woon na bépp karamaat haydun lir rijal bis bu ne ma wax ko xale yi yeewu leen dañ leen a bëgg a gëmloo ni balaa ngeen di gëm nit foog mu wane karamaat yàgg naa delloo nit ginnaaw yàlla yonent bu mu mës a yónni boo seetloo bu yonent bi indee xar baax rek mu yónni beneen yonent daamat la day na
bul way fa faqat kulla mu'jizatin min annabiyina is jaa'u walam tadumi yonent bu yàlla mës a yónni bu xar baax nekkee sa solution mooy beneen yonent dina ñëw seetlu ko bi sang bi ñëwee dindi xar baax andi istiqaama ak himma ci la ñu noppalu ci yonent kenn soxlaatul yonent Cheikh Seydil Hadj Malick looloo tax mu weddi bépp xeetu karamaat ku ko taqal tooñ nga ko te loolu ci tarbiyaam la bokk andil ma sama slide ma àggale bu la neexee andil ma slide ma àggale jërëjëf istiqaama boobu nga xamante ni même lu jëm ci privilège daf ko geddoon préféré mérite ci privilège te loolu boo demee ci alquran yàlla nga koy wax waa kër yonent bi in kuntunna turidna allaha wa rasulahu wa daaral in kuntunna turidna allaha wa rasulahu lu ko jiitu fa taalayna bi umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamilan kooku privilège la wa in kuntunna turidna allaha wa rasulahu wa daaral axira fa inna allaha a'adda lil muhsinati minkunna kooku mérite la Cheikh Seydil Hadj Malick dafa dàq privilège andi mérite moo tax daawul dunde alalu jàmbur daawul nangu jël ñaqu jàmbur daawul nangu jël lenni kenn lu mu am bokk na koog nit ñi te lu nit ñi am mu bàyyi koog ñoom loolu bokk na ci tarbiyaam ba pare aussi xubbul amal Cheikh Seydil Hadj Malick ku fonkoon liggéey la gerte yi mu daan góob ci toolam daf daan farlu ba lu ci bokkul du ci nekk parce que bu ci boolee xeer mbaa catu ngooñ déjà dafay yàq cell gi nga xamante ni ku ko xam-xam ni loolu doctrine am la waaye itam dafay yàq rentabilité économique am lu yëpp daf ko doon jàngale doon ko saytu fexe nag ba li John Stuart Mill jàngale ci li ñu tuddee la théorie de l'utilitarisme mooy ponkal moo gis ci penc mi maa ngi jégalu ci baat bi sëriñ bi mu kallaf boo gis ci penc mi fexeel ba mu wax la lan mooy njariñam ci penc mi Cheikh Seydil Hadj Malick penc yi mu tabax yépp boo dee jigéen ci biir kër kenn du la doyalal ni femme au ménage kese nga da ngay am coefficient d'utilité sociale lala taxoon mu fonkoon jigéen ñi joxoon leen cër boo xamante ni néewoon na penc yoo xamante ni boo fa demee ci jamonoom jërëjëf da nga ko fa gis sama mbokk yu baax yi maa ngi leen di ziar lala taxoon mu fonkoon jigéen mu kallaf bu Cheikh Seydil Hadj Malick dundaloon ci penc da nga amoon coefficient d'utilité sociale ñun bokk na tey ci luy tardeel suñu réew li tubaab yi di wax taux de dépendance économique mooy boo jëlee benn mu kàllaf fukk ak juróom-ñaar a ngi ci ginnaawam di ko yaakaar salaire am te kenn ci ñoom amul utilité sociale Cheikh Seydil Hadj Malick ku mu dundandool amoon nga utilité sociale mu tëjee ko nag ci benn appel te mooy daawtukum wala ad'uukum li ihyaai diini bil ulumi te mooy li ma la wax appel intemporel la mooy jamono bu ne ku ne mën nga télécharger sa version ni ngay jëlee tey sa iPhone ñu xëy benn suba ñu la iOS 13 moo am nga télécharger boo ko deful sa téléphone du fonctionner Cheikh Seydil Hadj Malick fexe na ba appel bi nekk loo xam ni da nga ko mën a télécharger à tout moment te li ma dégg sama sëriñ bu baax bi doon ko wax Pape Makhtar Kébé te mu doon message yu xalif bi ci ziyaaru muxtafin bi passé rek yàggul matul weer daf na Cheikh Seydil Hadj Malick dafa woote ci ñu dundal diine ci xam-xam mbokk yi diine xuraafaat du ko dundal magie du ko dundal charlatanisme du ko dundal tappale du ko dundal à peu près du ko dundal diine xam-xam bu rigoureux moo koy dundal te li may wax xale yi tout le temps ku gën a rigoureux Cheikh Seydil Hadj Malick ci xam-xam gisuma ko boo jëlee benn baytam rek benn baytam nga xool li ci nekk ci misaan nekk ci balaaxa nekk ci naxwu nekk ci ajruum nekk ci xeetu xam-xam bu nekk benn baytam nga xam ni lii avant mu koy bind ko noonu rek te law lam yolof bi ma la wax léegi rek seetlu ko ku gën a rigoureux Cheikh Seydil Hadj Malick ci science ak ci démarche scientifique amul loola taxoon mu ne bu leen ragal fa ajibu bi loolu lay firi n'hésitez pas li Pape Jean-Paul II waxoon mbokk yi n'ayez pas peur lan la Cheikh Seydil Hadj Malick wax n'ayez pas peur ñëw leen ñu dundal diine ci xam-xam parce que buñ ko def la nature a horreur du vide di nga gis ñu jóge fële ak ay pseudo xam-xam maa ngi jéggulu de waaye da nga gis ñoo xam ne tamit nam ko waxee woon dañuy sol yére yu rafet waaye wa ida raaytahum tujibuka ajsaamuhum wa in yaqulu tasmaa li qawlihim ka annahum xushubun musannada loolu nag ku yàlla baaxee ba nga nangu doctrine Cheikh Seydil Hadj Malick téléchargé ko di ko appliquer loolu du la dal mbokk yi lii daal la ñu tënkoon ci ndigalu kilifa yi maa ngi jéggalu génnul ni ñu ko bëggee woon waaye fi ma koy daaneele mooy toujours damay wax ñun bu ñuy wax ci Cheikh Seydil Hadj Malick sañu ñoo wax ci moom
dañu koy jéem a waxal waaye sañu ñoo wax ci moom mënuñoo wax ci moom waaye ñi ñuy taqal xam-xam yépp saa yu ne ñu weddi ko ñun amuñu xam-xam sopp nañu xam-xam nag li ñu nag ne dañu koo jàng ñu jiiñ ñu ko ni dañu koo jàng ba am ci lijaasa bu fekkee ni dañ ñoo jiiñ ñi ay économiste lañ parce que def nañ 3e cycle Angleterre ci économie buñ ñu jiiñee ni ay project manager la parce que dem nañ PMI am fa certification may wax toujours ni amul lenn lu ma mës a jànge fenn lu dul dama koo jëkk a jàng ci daara ji te ñun suñu kër benn daara rek moo fa am du ñaar muy daara Cheikh Seydil Hadji Malick aw ma xam-xam waaye ku ko sopp la salaamaaleykum